salaamaaleykum yéen ñi may déglu di ma seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti koñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu maa ngi leen a béggee di leen dalal ci Gambian Talents Promotion di leen wax ne juma mubarak happy Friday to you all fu ci waay nekk rek ci ñeneenti koñi àdduna. I intend to make this video very short and quick. ma ne ma ñëw ma waxtaan ak askan bi ci kàllaama olof ak soose pour ñu bàyyi suñ xel bu baax a baax suñ dëkk Gambia alhamdulillah ñuy sant yàlla bu baax a baax ci ñu yàlla may. It's been a minute nag bi ma ñëwee ak yéen ci li ma gis Banjul mu ngee mut si at bi ma jógee Banjul ak léegi after not gone for 13 years géej naa ñëw ak yéen pour nettali pour share ak yéen li nga xam ne moom laa gis Banjul waaye yi xew Banjul aka moo bari yi xew Banjul aka moo bari rawatina jamono juñ nekk nii. From the security concerns to the negative energy to the tribalism ak yeneen yi nga xam ne ñu ngay xew ci biir réew mi mu bari ba bugga dee nag yi tax ba suñ dëkka du dem kanam yi tax ba maag Iba Sarr ñu come up with lu tax Gambia du dem show bi tey nag lu ma tax a ñëw lenn la xale yi suñ njaboot ak fiñ leen teg ak ite giñ leen jox ci loolu laay jublu pour waxtaanee ko. week su passé nii réere wuñ bir ne am na benn vidéo buy circulate depuis 2 weeks ago ñu ne benn xaleel la supposedly am audio bu mu àndal buñ circulate ci WhatsApp bi muy vidéo bi xale bu jigéen bi am benn xale bu góor bu ko jox ab ciram mu téye ko di ko mocca li ñoo wax oral sex, which is sad and unfortunate and disgusting. Lu daw yaram la bi ma ko seetaan di xool suma yaram bi daf doon daw ndax yàlla dafa def ma am doom bu jigéen bi yàlla dafa def suma doom bu jigéen bi si at bu xale boobu at bu mu tolloon suma doom bu jigéen bi at boobu la war a am. yàlla xam na ne bi ma seetaan vidéo bi biñ ma ko senee ma ko seetaan suma doom bu jigéen bi rek laa gis dama rocci xale bu jigéen boobu pour ko aw ci suma biir xel bi suma doom bu jigéen bi laa doon gis ne mooy def loolu suma yaram bi di daw suma yaram bi di daw suma yaram bi di daw muy li saat nag. I did not contribute in spreading it with anybody. The only person ku ma ko seetaanal together mooy suma jabar ñu waxtaan si maak moom and discuss it. I did not even share it. dama si discuss ak moom ñu gën a bàyyi suñ xel ci suñ njaboot ci suñuy doom ci suñuy xale ñu toppatoo leen and treat them right. Supposedly nag wax ji setut ba tey according to audio si circulate ñu ne waa ji benn xaritam moo sàccoo ak jabaram moom mu doon feye ko ci xarit bi ba jël seen doom def ko loolu waaye man fooguma ku ànd ak xelam ku ànd ak sagoom ku wér ku katakay ndewut ku dara jotut ku naan i garabam dina jël xale bu ni tollu di ko jox say cër mu la koo maccal to man ci suma jëmi boppa dama jàpp rek ne waa ji wérut waaye lu mu wéradi suy def yenn yi tamit fooguma dina ko doon war a vidéo wala boog yàllaa ko naroon a weer. kon whatever the cases waa ji def na li moo def. Whoever aids and abets any crime
is as guilty as the committer of that crime. Manelen, whoever aids and abets any crime is as guilty as the committer of that crime. So waa ji nag su defee yu fi dofam waa ji su amutee xel su amutee xol su nàndutee su nekkutee nit man ak yow mii di ma seetaan ñun ñu jéem a nekk nit pour ma wax nag ak askan wi xale yi dafa am luwaa yu bari yoo xam ne ñoo leen a aar dafa am luwaa yu bari yoo xam ne ñoo leen a protect te luwaa yooyu waruñ koo fàtte su ñëwee si Africa rawatina Gambia we barely pay attention to laws that protect kids mun nañoo def xale yi anything mun nañoo wax xale yi anything mun nañ leen a expose si anything di nga gis yaay ak jabar bu jotee di amin jëkkër ak jabar bu jotee boole si seen xale yi di nga gis papa ak doom bu jotee keneen boole si xale yi di nga gis ay mag ñuy def seen mbir jël seen xale boole leen si wala di def yenn si kanami xale yi who are very vulnerable and innocent yooyu yuñ war a bàyyi xel la naaw ay luwaa nag dafa am ba si Afrique si boppam ay luwaa dafa am moo xam ne mooy aar xale yi mooy aar suñ njaboot mooy aar suñ doom the only unfortunate part comme ni ma ko waxee ci texte bi si kaw mooy ne luwaa yooyu noonu dañ ko implementud dañ leen tëddalut di leen doxal comme ni leen ko war a doxalee Africans we are very good ñu gaaw si defar luwaa lañ soo seetee Africa suñ constitution si you will be surprised we have some juicy laws we have some great laws with some severe penalties or some severe rewards some great rewards for people who do what waaye li bon mooy li si daw yaram mooy luwaa yooyu si defar ko rek lañ am I can say from on top of my head ci suma xam-xam bu ndaw ak li ma xalaat ne Africa suñ luwaa yu bari 50% of suñ luwaa yu nekk ci suñ constitution ci ñaareel duñ leen dee follow duñ leen dee toppa waaye am nañ luwaa yoo xam ne dafa guarantee the rights of the child am nañ luwaa yoo xam ne dafa war a aar suñ xale yi suñ njaboot yi si yenn yi nga xam ne mag ñi dinañ leen ko teg ndax xale yi they are vulnerable xale yi they are victims xale yi don't know anything moo tax ñuy wax ne xale bu juddu malaayka la xamul dara kon ñu war leen a protect naaw vidéo bi nag bu yàggut su ngeen seetee suñ page bi ci Gambian Talents Promotion di ngeen gis vidéo bi nga xam ne share naa ko vidéo bi nga xam ne share naa ko muy police officer boobu di woon nit ñi it is illegal pour yenn façon ngi vidéo yi ñu share ko on social media si WhatsApp bi la si Facebook bi la si Viber bi la si Messenger bi la bul bokka yow si ñu ko saaku leet anything loo xam ne dafa am pour def ak i xale maa ngi leen a ñaax di leen ñaan di leen fàttali di fàttali suma boppa ne it is illegal pour nga share anything loo xam ne dafa am pour def ak lu xale bi doomi boppa tubaab bi rawatina si ñoom du ñuy caaxaane yenn because ñoom mun nañoo def lu ne ñoom li waajooju def seeni nit mun nañ koo def seeni nit mun nañ koo def xeebuñ dara seetuñ mbokka seetuñ otherwise su moo tax nag suñ gisee yenn dañ ko wax si vidéo bi waajaa ngee wax ne dafa am ku nekk Germany xaritam bu nekk Amérique yónnee ko vidéo bu waaji di def loolu noonu mu dem liggéeykaay ibbi vidéo boobu di ko fa seetaan ay ko wookam ñim bokkal liggéey ñu gis ko ñu oyal ko police yi mu ñëw nekk in trouble according to police bi American police bi lim nekk di nettali waaye li ma leen a wax dafa emut si Amérique rek sax wala si ndaw suusu am na Gambian boo xam ne mu ngi feneen ci dëkk boo xam ne xam naa ko duma ko mention waaye di seet Gambian the same thing gis ay dara WhatsApp nii rek ñu share ko ñu bari si ñun luñ ñu seen si WhatsApp bi rek ñu jël ko share ko Facebook rawatina yuñ foog ne dafa funny
no, if the content involves kids su involve ay xale we should not share it. ñaareel ndax mun nañoo lor suñ boppa ci loolu nga xam ne dafa gaañ xale boobu noonu rawatina su amee pour def with affaire sexe rawatina su amee pour def with affaire sexe su amee pour def with luy gaañ image xale boobu liy lor xale boobu noonu ak lu munti nekk lu controversial luy expose xale bi to vulnerability dañ ko war a avoid bu baax a baax a baax soo ko exposé yaa ngi dugal sa boppa si tooxi duna ndax mun nañ laa jàppa ma ne la Gambien boobu nekk ci dëkk boo xam ne duma ko mention the same thing si WhatsApp bi la gisee dara mu jël ko share ko on Facebook dafa toog rek police ñëw noog buntaam bi amin jël ko arrest ko mu amee doom ñu jël xaleem bi def ko under social service bi temporarily ñu jël doomam bi def ko under social service temporarily while ñu ko investigate the only thing lu ko dimbale mooy ne moom kat she was a good mother di toppatoo xaleem yi ci seen investigation gisuñ dara lu leen mun a wax ne dafa negligent gisuñ dara lu leen mun a wax ne moom daf dee involve in such things ak xale ñu gestu ko seetaat lu nekk seet lu nekk gisuñ dara Gambien boobu mu ngi under probation ñu ko monitor bu baax dara dugalut ko si lu dul jëlee content on WhatsApp luñ ko sente moom jàngut njàngam soriwut xamut lu bari ci yëfi angale wala that has to do with the it just sounds funny and look funny rek lu funny si ñun rek ñu ne nañ jël ñu share ko on social media that should not be the case képp kuy share anything on social media lépp loo xam ne dafa gaañ nit rawatina xale soo ko share mun nga cee dugga problème rawatina nag things yoo xam ne dafa involve affaire sexe rawatina things yu involve affaire sexe ñu war koo bàyyi xel bu baax a baax lépp loo xam ne mun naa lor nit comme jigéen ñiy toog gis sa moromi jigéen ñu share cëram nga jël cëram yooyu noonu share ko on social media góor gu am ak sa jigéen affaire nga jël ko vidéo ko wala nga nataal ko wala jigéen jël ay cëram nataal ko di foyee boppam wala di def yenn yi nga jël cër yooyu noonu share ko on social media yow mi ko expose yaa ngi indi problème yow mi ko expose mun nga cee dugg ci tuuxi duna yow mi ko expose loi dina tegu sa kaw and these laws apply in a lot of places ma bamtuwaatal leen nag rawatina su involve xale we should be very careful about these things because once you don't take care of it, once you are negligent about it, you can put yourself in trouble big time by sharing any content that is damaging to the image of the next person, that can damage the image of the next person. lépp loo xam ne bëgguloo ku la ko def bul ko def keneen lépp loo xam ne neexul la su génnee si yow doo ko like bul ko def keneen bul ko def keneen it's very important nag pour ñu bàyyi xel li nu mel it's very important pour ñu bàyyi xel li nu mel it's very important pour ñu bàyyi xel li nu mel xale yi aleel yàlla lañ yàlla moo leen protectal boppam yàlla moo leen protectal boppam soo ñun suñ jëlee ñu bañ leen a toppatoo ñu bañ a def yenn yi instead of ñu aar leen instead of ñu ottu leen ñun ñu nekk ñu leen a yàqa kon nañ ko seetaan te képp koo xam ne sa doom lañ defoon yenn yi comme ni ma leen ko waxee suma doom ju ndaw ji moom laa teg si tànki xale boobu noonu képp koo xam ne su doon sa doom la doo ko like képp koo xam ne sa doom lañ expose woon vidéo wala moom lañ jëloon di ko defee nay doo ko like kon yow bul contribute ci kuy expose vidéo boobu noonu yaa ngi foog ne yaa ngi raise awareness but yaa ngi do more harm than good. If you are going to do a video like I'm doing to address it, if you are going to talk to the people about it, but do not be the person that would circulate loolu, do not be the person that would encourage loolu, do not be the person that would spread loolu noonu, because soo ko defee yaa ngi betray the child, soo ko defee yaa ngi betray sa boppa, soo ko defee yaa ngi wax ne caawuloo about the right of the child. lii laa ne woon xaaral ma share ko képp koo xam ne nag yaa ngi share dara on social media ñu seen la vidéo jàmbur ñu seen la nataali jàmbur koo xam ne boromam dafa am naked picture sam la private parts am yi nekk si biti yaramam bi di feeñ wala koo xam ne dafa feebar te mu ngi am privacy pour health wise nga jël nataalam yi di ko share amuloo any form of permission from the person, their legal guardian or representative, yaa ngi dugal sa boppa si tuuxi duna bés bu loolu génnee wala time bu mu ko lifinee bés bu luwaa tegoo si sa kaw
bés boo amee any encounter ak local law enforcement ñu seet sa téléphone gis fa yooyu noonu ñu seet sa Facebook gis fa yooyu te ñu nekk America kat gis ngeen waxtaanee naa lii in the past ne depuis October 5th of 2017 America dañ pass loi yoo xam ne képp koo xam ne yaa ngi fii nii nga am green card wala nga even nekk citizen am sa passport yi America mun nañoo revoke sa benefit boobu noonu based on content you share on social media including even the search that you put on Google képp ku fi nekk di jafandeku di jafandu dem Google di search foofu noonu things yoo xam ne dafa illegal affaire yi drogue affaire yi taay affaire yi terrorisme affaire yi sexe pornographie ak any content boo xam ne is illegal soo ko defee mun nga see doxee ñàkk si sa kayit mun nga see doxee ñu prosecute la si mun nga see doxee nga ñàkk lu bare kon these are things yoo xam ne dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax su ko defee ma ne woon ma fàttali suma bopp rek fàttali leen bugguma vidéo bi gudda sax so that people will be interested to watch it su ko defee ñu bàyyi xel lii nii Pa Ousmane Diouf la Gambian Talents Promotion maa ngi leen a bëggee di leen gërëm leen santa like leen suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion ngeen toppañu on Gambian Talents Promotion on Instagram on Twitter and YouTube and everywhere else su ko defee incha allah ñu fàttali suñ boppa ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm leen santa until I come your way next time jërë ngeen jëf Pa Ousmane